tey di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier ci atum 2021 mbokk yeeg xarit yi di am mbégte ak contentement di jano ak yéen di leen jaajëfal bu baax a baax ci taamu bi ngeen taamu seen émission leeral penc mi tey nag bi ngeen ko gisee seen mbokk seen xarit Kalidou moo toog ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko doon def saa su ne dinañ ñu fekk si léegi-léegi tey nag ñu am gan boo xamante ne chroniqueur la waaye tamit bokk fii ci kër gi ñu nam ma waxtaan li nga xamante ne ayu bés yi yëpp ñoo ngi ciy waxtaan loolu di leen di diggante wala coow bi nga xamante ne dox na diggante Boubacar Seye njiital Horizon Sans Frontières ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy état bu Sénégal ñu daal di koy téye ci fan yi ñu weesu ñaar fukki fan ak juróom fële ci AIBD ginnaaw ba mu jugee Espagne coow loolu nag dinañ si ñëw ñu namm cee ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Seydina Seck ginnaaw ba ma ko nuyoo Seydina Seck maa ngi lay nuyu di la dalal ci émission leeral penc mi. waaw asalaamaaleykum Kalidou maa ngi lay nuyu bu baax di am contentement di toog fii ci leeral penc bi xam nga bu ñu ne leeral lépp war a leer. penc bi nag lépp ci kaw penc bi lañ ko war a waxtaanee. buñ ci mënee ginandiku ñi nga xamante ne aussi ñoom ñoo safoo di seetaan leeral TV tamit ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ñaanal aussi semaine si jàmm di leen ñaanal aussi jàmm ak xéwal ak wér-gu-yaram di sant di leen gërëm encore une fois ci confiance bi. Seydina Seck jërëjëf donc ku la xam na li tamit ci doon ab taskatu xibaar mais également ab chroniqueur tey wax naa ko léegi-léegi junj naa ko ci samay wax. maanaam ñu nam ma waxtaanee coowal Boubacar Seye ak l'état du Sénégal. Boubacar Seye ku ko xam na ko ci doonam njiitum ONG. ONG Sans Frontières tey Seydina boo ma doon tënkal lan mooy ONG lan nga may tontu. ONG mooy organisation non gouvernementale di ab kuréel boo xamante ni ñoom daanaka wekkuwuñu sax ci nguur pour doxal li nga xamante ni moom la ñuy doxal di ñoo xam ne aussi dañu am objectif am ñoo xam ne dañuy def ONG boo xam ne ngir jàppale xale yi ONG boo xam ne ngir jàppale jirim yi bari na ay fànn yoo xamante ne ci mbooloo la mais nekkul ñoo xamante ne dañuy yaakaar rek ay état wala yenn organisme bi pour ñu mën a financer seen i mbir ñu ci bari sax ay volontaire sax la ñuy nekk comme bu Boubacar Seye bi nga tudd ni amul kenn koo xam da ko ci fay dërëm donc loolu mooy ñoo xam ne dañu am benn objectif am benn but ne ñun kat war nañoo mën a taxaw xeex lii war nañu mën a taxaw soutenir ñi wala jàppale ñi donc loolu la ñuy jël tënk ko tuddee ko ONG donc moo tax nag lu ñuy faral di wax naan ku la abali gët fu ko neex ngay xool loolu moo tax ONG ñu tënku ni ñoom préféré wu ñu dem ci ay yenn institutions ñu leen di financer donc loolu moo tax mooy tënk ci ONG. mais est-ce que ONG yi tamit ci ni nga xamante ne loolu lañ taxawee. est-ce que du dem sax ba am diggante maanaam tongo ak nguur yi. parce que bu ñu xoolee tamit loolu dafay faral di bari. tey est-ce que mën nañ méngale ONG Sans Frontières ak M23 par exemple. ñoom ñaar mën nañ leen méngale ci ONG wala bokkul. non du benn xam nga M23 bi nga wax ni loolu mouvement la mouvement mën na nekk mouvement politique parce que ay politiciens ñoo ko lal. Horizon Sans Frontières loolu organisation la boo xamante ne tënkuwul ci nguur wala yaakaarul parce que léeg-léeg moom mouvement politique la rek parce que yu bëri aussi day am na différence comme ay association culturelle ay ASC yooyu yëpp ute nañ yooyu dañuy organisation la yoo des jeunes yoo xamante ne wala benn yoo xamante ne ñoom dañuy jug taxaw nekkat dañuy booloo ngir am lii wala booloo ngir am lii mais ONG moom organisation non gouvernementale donc ñoom tënkuñu seen i am ak seen doxalin ci nguur loolu mooy faral parfois dañuy gis dañu am yu si bari dañu am ay jafe-jafe ak nguur parce que ku la àgg voilà parce que des fois da nga koy gis ak suñu xarit mu Ndiaye Cissé ak ONG 3D am parfois da nga gis mu jël ay position yoo xam ne aussi intérêt askan wi moo ëpp lu war a mën a doxal ci ONG si doxalinu ONG intérêt askan normalement la ñu war di xool moo tax parfois da ngay gis bu njëkk ONG yu bari ay ONG Jamra ñooñu da ngay gis parfois dañuy gën a nekk ci côté peuple bi tey ONG Jamra bu fekkoon tey jii état du Sénégal moo yor seen financement moo yor nu ñuy doxalee donc lu neex gouvernement bi rek ni war na leen neex donc indépendance boobu ñuy am nag loolu mooy waral tey jii ñuy moom seen bopp ndax ku indépendance mooy moom sa bopp di dem ak sa xel di wéy ak sa xalaat. léegi mu ñëw ci indépendance boobu. est-ce que tey coow bi nga xamante ne dox na diggante maanaam Boubacar Seye Horizon Sans Frontières ak état bu Sénégal. est-ce que lan moo waral coow li. waaw coow li dafa amoon benn déclaration boo xamante ne kii di Boubacar Seye defoon na ko direct parce que ku xam Boubacar Seye xam Horizon Sans Frontières xam lépp lu ñu mus a wax rek wàllum immigration la immigration clandestine irrégulière ñi nga xamante ne aussi dañu am ay jafe-jafe nekk bitim réew moo xam doomu Sénégal yi ñuy faat wala ñu nekk ci kaso yi. Kaaw Mbayang ñoom ñoo ko. waaw Mbayang Diop Arabie Saoudite voilà ak waa Russie donc bari na ci yu bari yoo xamante ne ONG Sans Frontières bokk na si ñu alerter
coow jamono jafe-jafe yooyu Sénégal yi am moom en fait benn mën nañu wax ne alerteur la donc ginnaaw ba nag loolu am na moom mu xam ni yàgg na da aussi Boubacar Seye c'est un chercheur donc daan na gëstu xam ni kat Union européenne dugal nañ ci gafa réewu Sénégal lu toll ci 100 ba ëpp na ko moom sax dafa néew lu mu wax 118 milliards la wax. Union européenne ne 130 milliards rapport bi nga xamante ni waa Allemagne génne ko si ñoom ne 200 milliards moom mu ne xaalis boobu jot nañu ceytu ko parce que xaalis boobu lu ko taxoon jóg mooy jéem a fexe ba mën a contrôler frontières yi deuxièmement fexe ba dëkk yi nga xamante ni fa la ndaw yi ëpp lu ñuy jóge ñu fexe ba dëkk yooyu ñu def fa dara ba ndaw yi mën faa toog. beneen bi loolu moo wundoon xaalis bi. voilà beneen bi di ndaw yi nga xam dañoo tukki woon ba ñibbisi ñu xool naka lañ leen war a mën a jàppale seen i projets yi ñuy am fii beneen bi nag mooy jàppale ñi nga xamante ni dañoo war a investir wala ñoo xamante ne dans les capitales agriculture bu ñu fàttali ko plan REVA ba jamono Abdoulaye Wade en 2006 ci la bokkoon donc moom dafa ne de 2006 à 2019 xaalis bu dugg ci réew mi nañu ko leeral parce que loolu lépp taxoon kaa jóg seetlu wuñu ko ci parce que képp kuy waxante dëgg rek xam ni ndaw yi tey lañu am ay jafe-jafe tey la gars yi di gën a mën a jël mbëkk mi pour dem frontières yi nga xam moom la ñu waxoon moom la ñuy sécuriser ndaw yaa ngi fi bëtt di dem donc nag y a un problème cin fëqul bënnul ndawal ba sa ne woon ne mes. waaw moom mu ne cin fëkkul bënul moom aussi am li nga xamante ne wax na ko mu am solo mu ne xaalis boobu nga xamante toll na ci 118 milliards pratiquement ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jël ñoo ngi ko yittewoo ci seen yëfu bopp tey est-ce que mun nañ jàpp ne nit aussi wax nga ko léegi-léegi boo demee ba ñu naan la ab chercheur boo demee bay génnee ab bataaxal yi tamit war nga mën a am preuve est-ce que moom ba muy wax loolu am na ay preuve wala teg na ay kayit yu leer pour wane ne lii fa muy jóge leer na waaw mais xam nga teg na ay preuve yu leer enquêteurs yi ko déglu ñu déglu Boubacar Seye xam nañ bu baax a baax lu leen Boubacar Seye jox comme élément ba mu toogee ñu koy déglu am na ay ñi doon yàq sax da wax naan woy enquêteurs dañ kaa laaj waaye mun na leen amu preuve mun na leen jox leen benn preuve bu koy firndeel gis nga lu mu wax Boubacar Seye loolu ci la delluwaat ci la wax ci kanam amee enquêteurs yi jël na rapport bi nga xamante ni moom lañ ko yónnee woon bu jógee Union européenne jébbal ko enquêteurs yi. mais l'enquêteur yi aussi dañu ne ci li nga xamante ne for nañ ko ci wéewu béy dañu ne kayit yooyu mu daal di teg ci taabal bi maanaam amul en-tête amul signature maanaam authentification firnde daal amul ci kayit yooyu non xam nga gis nga firnde am na ci wala amu ci mooy tey ji mënuñoo jël rapport bu officiel ñëw da jox la ko mais tey jox lañ ko lu leer loo xamante ne tey la preuve Union européenne lan lañ wax démb ak samedi tey Union européenne ñaata la wax presque plus de 130 milliards la wax mais kii tey donc ba Union européenne génne loolu rek waratul def 1 minute de plus en prison donc dañ acharnement laa ko mën a tuddee tayef la mais xam nga Kalidou xam nga Sénégal nga nekk ba ñuy wax coowal ArcelorMittal fii la ñu fekk ñi ko waxoon ana ñu ngi dox seen soxla ba ñuy wax affaire Big Togo fii la ñu fekk ñi ko wax ñu ngi toog seen soxla ba ñuy wax affaire 94 milliards ñi ko wax ñi ngi jox seen soxla pourquoi Boubacar Seye parce que il dérange. mais il dérange kii. mais ñoom ñoo xam parce que tey jii moom bu ne état du Sénégal nañu leeral mbir mi xaalis bi dañ ko leeral état du Sénégal mooy kan mooy man mooy yow mooy keneen ak keneen. mais xaalis boobu yi tamit parce que il faut loo gis aussi ñu identifier ko. d'habitude xaalis bu dee am na financement. yaakaar naa ne am na ci ay canaux de coopération yoo xamante ne. fa lay jaar sous la supervision peut-être du ministère des affaires étrangères. parce que tey aussi ci ni nga xamante noonu la ñuy déggee état du Sénégal maanaam dafa vaste. est-ce que tey Boubacar moom taxaw na joxoñ tuuma. wala joxoñ baaraam ne maanaam ci ñii la war a jaar. xam nga damay jox benn leeral sax laay jox exclusivité bi. te bu ñu neexee tamit waa régie mën nañ ko jël dagg ko. waa régie wuy leen. ma jox leen exclusivité boo xamante ne Boubacar Seye lu mu waxoon ci la sax te lépp luy élément muy preuve daf leen ko jox. te yow nga yor ko nii. waaw Seydina waa kay maa ngi gis benn article bu ñuy wax ni man la ma waxoon laa wax ba léegi de dama ni man je n'ai jamais accusé personne li nekk ci vidéo bi loolu maa ko wax. loolu dañ dama ni xaalis bi ñu fi dugal xaalis bi ñu fi dugal dama ni man sama liggéey daf ma permettre ma xam xaalis boobu fu ñu ko dugal
dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine pour ñu mën a avancer donc loolu la j'ai demandé à ñu auditer les fonds pour que ñu mën a avancer dans les perspectives lii laa wax tudduma turu kenn j'ai une liste musuma cee tudd kenn j'ai le document de l'Union européenne que j'ai remis aux enquêteurs la ma waxoon duma ci dellu ginnaaw parce que sama liggéey la loolu rek la. waaw. leeral laa jox exclusivité bi waaw nga may leeral exclusivité bi. kon tey daal ci li ñu mën a jàpp. li nga xamante ne moom la Boubacar Seye di njiital Horizon Sans Frontières wax. maanaam dafa ko teg ci firnde yu leer. moo am tamit ndëgër laay. léegi nag maanaam l'état du Sénégal bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne moom lañ ko accusé maanaam ki nga xam ne yëgal na ay wax yoo xamante ne maanaam du dëgg. ba ñu toppee ko ci indi li nga xamante ne moom mooy article 225. tey lan ban alternative. nga war a jàpp ne moom la ñu war a teg wala moom la askan bi war a teg mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy xeexal dëgg pour que Boubacar Seye ci loxo yi mu nekk mu daal di génn. non man gis na xam nga peut-être bu ko ay loxo politique jàppee je pense que ne suñu justice am nañ indépendance boo xamante ne doyen des juges bu jàkkaarloo Boubacar Seye xool dossier bi man gëm naa ni keroog boobaa Boubacar Seye du amal bés ci kaso bi parce que daf ko teg ci lu leer ay documents yi ñu ko jox. man document yooyu ci laa sukkandiku fan ngeen gis ngeen ay quotidien ay Dakar Times ñu ngi koy génne mais donc pourquoi ñu ñëpp mënu ngeen jël yóbbu ku nekk tey sax bu seen quotidien bu Dakar te bu tey gën na cee xóot projet yu bari yoo xamante ni financé nañ ko génne nañ ko xam nga tey bu nga yore nga réew ñu posé la ñu interpellé la ci benn dossier génn nga leeral ko da ngay génn nga leeral nga ni kat kii lu mu wax du noonu xaalis bi ëpp na wala wàññeeku na wala lu mu wax du noonu ngeen indi ay leeral gis nga fonds yu jógee Union européenne ñëw fii ala kulli aan dafay leer donc nag ñoom